mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen kóolute ci seen télévision régionale du prestige kóolute géegi sax moo tax bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyi xel ngir xam ana lan moo gën a fës ca bitim réew ak biir réew mi di Sénégal xibaar yi ci bésub arjuma ji yemoo ko fukki fan ak juróom-ñett ci weerub février ci atum 2021 la ca gën a fës nekk rek tabb bi ñu doon tabb ki nga xam ne mooy docteur Babacar Diop mu daal di nekk maire bu ville bu Thiès xew-xew bi nag mu ngi am tey ci suba ca mairie bu Thiès Babacar Diop nag daal di wuutu Talla Sylla mu daal di fas yéene doxal juróomi at yi nekk ci suñu kanam beneen installation amoon it ci Thiès ci bés yi weesu ki nga xam ne nag mooy Pape Siré Dia ñu daal di ko tabb rek mu nekk président conseil départemental bu Thiès doon nag wuutu ka nga xam ne mooy ministre Yankoba Diatara kàddu yu am solo daal di fa jip des ca dellu ci biir xibaar yi waaye nag Thiès de daal di am centre régional géatrie jagleel ko nag ñi nga xam ne ñooy mag yi ndax ñu mën leen a taxawu ci li jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram bés yi weesu it moom lañ doon inauguré ci Thiès ka tax ba centre boobee daal di ñoŋ mooy maire sortant bi di Talla Sylla ginnaaw bu mu toogee ci jal bi xibaar yi teel bitim réew ak wàllu tàggat yaram moo fas yéene ndar keppe xabaar yi ci seen télévision régionale du prestige mbokk yi ñu rafetlu seen kóolute su ne saa ñu daal di xuus yaatal. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seytaan ci bitim réew ci réseau bu ñuy wax IPTV waaye it am nañu taamu suñu plateforme yi ci mel ni page Facebook live site d'information www.prestigethies.com ak page YouTube bu Prestige daal di doore xibaar yi ak la nga xam ne moo yitteel mbas mi di coronavirus waa ministère de la santé et de l'action sociale xam le ne daal def nañu tolloo ko junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ci ay test yooyee dee jëmmal ne lu tollook ñaar fukki nit ak juróom benn daal dinañu am doomu jàngoro bi di coronavirus waaye nag bi mbas mi duggee ci mim réew ba léegi ginnaaw bu ñu dooree la nga xam ne moom mooy vaccination bi lu tollook lu ëpp 1 million ci ay doomu aadama ci Sénégal daal nañ jël seen dose de vaccin tolluwaayu mbas mi ci réewum Sénégal ñu ànd ci docteur Alioune Badara Ly. ministère de la santé et de l'action sociale jot na def lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari test ci yooyu le ñaar fukk ak juróom benn dellu na ci indaale doomu jàngoro bi indi mbas mi juróom yi xam nañ fan lañ jëlee feebar bi maanaam xam nañ ñi leen wàll ci juróom yooyu ñaar ñi ñi ngi dëkk Dakar ñett ñi ñi ngi dëkk Matam waaye ràññee nañ ci itam ñaar fukk ak benn ya nga xam ne kenn xamul ku leen wàll feebar bi kenn xamul fu ñu ko jëlee ci ñooñu le juróom-ñeent yi ñu ngi ci Dakar juróom yi ci Rufisque kenn ci Guédiawaye ñaar ci Kaolack ñaar ci Mbour kenn ci Kolda ak keneen ci Matam ci wàllu topp bi démb ci alxamis bi fanweer ak juróom-ñaar doomu aadama yi nga xamoon nañ am nañ feebaru mbas mi seetu nañ leen te gis nañ ne seen test dafa négatif donc jàpp nañ ne wér nañ te dañ dellu seen njaboot waaye ràññee nañ ci juróomi doomu aadama yi nga xam ne feebar bi da leen loofal ñu ngi leen di faj ci kër docteur ci Sauvetage bésu démb bi maanaam alxamis bi am na kenn ka nga xam ne fii ci Sénégal ñàkk na sa bakkan te nga xam ne feebaru mbas mi moo ko waral yeneen doomu aadama yi nga xam ne am nañ feebaru mbas mi ñu nekk ci kër docteur wala ñu nekk ci kër yi di faju ñoom ñëpp ñi ngi am tan mbokk yi nag wax naa ko ci boppu xibaar yi ka nga xam ne nag moom mooy docteur Babacar Diop de bés ni ko yàlla tey moom la ñuy wax monsieur le maire ci Thiès mu daal di wuutu ki nga xam ne moom mooy maire sortant bi di Talla Sylla tey ci arjuma ji moom lañ ko doon tabb rek ca mairie bu Thiès ña nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu politique wàllu aada ak la nga xam ne mooy wàllu administration ñoom ñëpp ñëwoon nañu teewee la nga xam ne moom mooy tabb boobee bu tax na nag ki nga xam ne mooy docteur Babacar Diop ba mu jëlee kàddu daal wax na ne xam na li koy xaar te dina def kéemtalaay kattanam ba ña nga xam ne ñoom ñoo ko wóolu ñu daal di ko teg ca boppu mairie ba mu jëf na nga xam ne moom la ñu bëgg docteur Babacar Diop bi ñu ko installé ba noppi mu teewlu ko ci micro Ahmadou Bambali ak Moussa Mbaye. Monsieur le maire Talla Sylla barab bii ñu nekk ak Thiès gii jiite nga ko
juróom-ñaari at yoo xamante ni jéem nga matale sa yéene ci Thiès, sa xam-xam, sa doole, ngir Thiès nekk dëkk bu naat, ngir Thiès nekk dëkk bu ñuy ràññee ci Afrique ak ci àdduna. kon monsieur le maire, askan wi nga doon liggéeyal Thiès tey jii ba wàccoo sax, ndax xam naa ni di nga nekk ci yeneen, waaye askan woowu ñu ngi lay gërëm di la sant. tey jii benn mébét rek laa am, benn yéene rek laa am, muy nekk surga waa Thiès. li ma bëgg nekk maire bu amal njariñ Thiès, buy xëy ci yitte waa Thiès, waaye ñu am conseil municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès. ñu am bureau municipal boo xam ni yitteem yépp mooy liggéeyal Thiès. soobee yàlla altine rek incha allah 8 heures dina ma fekk suma bureau ngir ñu commencer liggéey bi. beneen nag tàbb daal di am ci bés yi weesu ci Thiès, ki nga xam ne nag mooy président conseil départemental bu yees bi di Pape Siré Dia. bés yi weesu de lañ ko doon tàbb, xew-xew ba nag mu nga amee woon ca biir conseil départemental bu Thiès. kookee de moo daal di wuutu ki nga xam ne moom mooy Yankoba Diatara mi nga xam ne moo toogoon ca fa nga xam ne moom mooy boppub conseil départemental. ay naataango ay wërlëre rek ñëwoon teew la nga xam ne moom mooy tabb boobee ba tax na nag ki nga xam ne moom mooy président conseil départemental sortant di Yankoba Diatara moom nag daal dina ndamu la nga xam ne jot na koo def ginnaaw mu toogee ci juróom-ñaari at ci boppub conseil ba, waaye it xamle na ne dina taxaw bu baax ki nga xam ne moom mooy Pape Siré Dia. Yankoba Diatara ci micro Aïssata Sow ak Cheikh Fall. waaw di tàmbali rek di sant suñu borom bu baax ci sutura bi mu ñu defal ba ñu fekkewaat bis bu mel nii, ñuy fàttaliku bis bi ñuy installé fii. donc tey tamit ñuy rek sant suñu borom bi ñu fekkee tey bi ñuy passé lenge yi suñu kilifa, suñu mag, suñu nijaay président Siré Dia nga xam ni à l'issue des élections du 23 janvier 2022 moom la population thiessoise yi teg ci bopp département bi. ñu àndoon ci dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. donc ñu ko ciy félicité di ko ci ñaanal suñu borom yàlla taxawu ko, yàlla defal ko ci ndam gën a barkeel. donc naturellement suñu xel day dem ci ñi nga xam ni ñoom lañ àndaloon ci conseil bi te yàlla dogal tey ñoom ñu jiitu ji, ñu ñaanal leen yàlla yeesal yërmande seen kaw. mais également di profiter ci occasion bi rek di sant di gërëm suñu kilifa, suñu mag, suñu responsable nga xam ne président Idrissa Seck moo amoon yaakaar ci man ba teg ma ci bopp département bi. ma def fi juróom-ñaari at am liggéey boo xam ne aussi def nañ ko fi, ñu sant ko suñu borom bu baax. maa ngi doon defal tout à l'heure rek le président mun naa ni une sorte de bilan mais état des lieux. mais li nga xam ne gën nañ ko ci jàpp mooy li nga xam ne def nañ ko ci mbiru njàng mi, ndax mbiru éducation mun nañ jàpp tey lycée yëpp Thiès départ commune yëpp am nañ lycée. te loolu moo doon défi bi gënoon a ëpp solo mooy le projet bi ñu doon wax une commune un lycée. tey toutes les communes du département de Thiès def nañ fa lycée. mais également beneen bi mbiru santé la, commune projet bi ñu amoon une commune un centre de santé ñëpp gis nañ jéego yi ñu ci def. nee naa président santé moom du jeex, jàng du jeex. yooyu yëpp également ay projet loo xam ni c'est clair que président moom it am na vision, am na ay projet prioritaire am dina leen ko wax. yooyu yëpp aussi ñu nit conseil la ñu encore ci conseil bi luñ ko ci mën a jàppale taxawu ko ci naturellement dinañ ko ànd ak moom en équipe comme ni ñu équipe bi nga xam ne moom la ñu àndaloon fi jàppale ñu ba ñu am résultat yi. ñu sant ko suñu borom bu baax di sant bu baax le président Idrissa Seck. ki nga xam ne nag moom mooy Pape Siré Dia ginnaaw nag buñ ko tàbbee ba noppi nag kàddu yu am solo mu daal di koy yëkkati ca xew-xew ba wax ne daal mu ngay wax gàcce ngalama ki nga xam ne mooy Yankoba Diatara ndax lépp loo xam ne rek leeral la nekk ca dossier ya nga xam ne moom la yoroon daal dina ko daal di yombal. mu nekk loo xam ne nag wax na ne su nekkee ne wax na ne dina taxaw ci wetam loolee mënees na koo gam. Pape Siré Dia ci micro soxna Aïssata Sow
ak Cheikh Fall. D'abord damay sant suñu borom mi ma teg fii ci boppu conseil départemental di remercier le président Macky Sall nga xam ni moo ma tabboon tête de liste départementale bu Benno Bokk Yaakaar di remercier l'ensemble des responsables de Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp ñoo contribué à mon élection di remercier particulièrement les populations de Thiès et du département de Thiès ñoom ñi voté pour mon élection bu loolu weesoo bëgg naa souligner que passation bi ça s'est bien déroulé ci jàmm ak salaam. Sama jeune frère le ministre Yankhoba Diattara vraiment il a été très ouvert, transparent, sans rétention d'information, fournir na ma information yi ma soxla woon yëpp pour bien conduire ma mission. Donc maa ngi ko ci gërëm vraiment di ko seede ci kanamu Thiessois yëpp. Donc aussi rax ci dolli daf ma wax ne mu ngi il se met à ma disposition pour fu ma ko soxlaa ci fànn yëpp mu wuyu ma. Donc maa ngi ko ci gërëm. waaw ku am esprit bu baax la ku positif la donc il reste membre du conseil absolument donc il faut Thiessois itam xam li xewoon ci biir voilà donc il fallait ma souligner ko def témoignage boobu vraiment kontaan naa li ci des tey la pare passation service di ngeen ma may ma def état des lieux réévaluer projet yi en cours ak programme bi ma indaale vraiment ñu seet en rapport ak possibilité de financement yi ak source de financement yi par le biais de l'État wala par le biais de la coopération seet du ñuy doxale yooyu yëpp nañ koy dérouler. mbokk yi nag ñu àddu ci la nga xam ne moo yitteel njàng mi ñu gis ne nag Sénégal wërngal këpp ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñu ngay wéy di wone seen bopp la jëm nag ci wàllu grève banque seen yoxo ne duñu laal CREI waaye nag duñu dugg ci salle de classe yooyee jékki-jékki ñu daal di def débrayage jékki-jékki nag dumuyoo la nga xam ne mooy salle classe ya ba tax na nag élèves yi jaaxle lool fii ci Thiès élèves yi bés bu yàlla sàkk it ñuy xëy waaye nag duñu gis kenn mu nekk loo xam ne daal indi na njàkkare lool ca seen wàllub ci seen ëllëg jeel seen wàllub njàng suñu reporter yi nag di soxna Aïssata Sow ak Moussa Mbaye demoon ca lycée Malick Sy bu Thiès reportage. ab cours école bi nga xam ni daanaka dafa vide loolee la ñu fekk fële ca lycée Malick Sy bu Thiès loolee nag li ko waral moo di gréewu jàngalekat yi nga xamante ni mi ngi wëy di lëmbee école bi ab crise bi nga xamante ni nag mi ngi jural ay jafe-jafe yu bëri élèves yi nga xam ni ñoo nekk ca boobule école. parce que nga ñëw école 8h 9h te des fois sax doo def cours des fois da ngay ñëw prof bi du ñëw wala des fois nga ñëw prof bi ñëw 8h 9h après ngeen génn des fois sax. y a les autres élèves yoo xam ne dañuy ñëw génn torop surtout ñoom nga xam ne def nañ composition déjà ñun bi ñuy def seconde y avait le coronavirus amuñu niveau bu baax ñu demee ko première ñu naa dem à terminale def benn concours na métti. en tant que élève métti na trop parce que da ngay ñëw xëy suba teel nga ñëw jàng si nga toog ci classe bi doo am dara loo def parfois da ngay ñëw toog prof bi du ñëw nga war a toog 8h 9h nga ñibbi wala parfois nga ñëw 8 prof bi def 8h 9h nga ñibbi am na élèves yoo xam ne dañ leen di jox passe ñu ñëw école léegi bu ñu leen joxee passe bu ñu ñëwee seen dañuy obligé bu ñuy ñibbi seen xaalis goûter la ñuy jaay pour yóbbu ko parce que seen parents yi mënuñu leen à chaque fois nga joxe passe sa doom mu ñëw jàng si 9h mu dem chaque fois dafay métti trop léegi de ce fait ñoom duñu mën di def loolu chaque jour am na ñoo xam ne sax parfois fii dañuy passer la journée à l'école juste pour ne pas rentrer trop tôt parce que am ñoo xam ne ay oto leen jël si ñi seen jakarta ñoo leen jël si ñi dañuy kii heure boobu du jot pour ñu dem ñibbi. gannaaw ba yooyu la grève tàmbalee ba léegi professeurs yi duñu romb rek ñaari waxtu ci biir classe yi ñoom élèves yi ñu jot a dajeel nag jàpp nañ ni li nga xam ni moom mooy cours de renforcement wala groupe de travail moom rek la ñu gis ngir rek mën a jàng bu dee ni sax jàpp nañ ni loolee mënul remplacer explication wu professeur. jàng cours de renforcement ou bien élèves ñun entre élèves ñu ànd dem benn salle jàngaat. xaw na baax parce que genre mën ngaa jàng comprendre mais le problème en est que même soo jàngee des fois doo comprendre il faut que prof expliquer la. parfois dañuy def cours renforcement léegi genre prof mais cours renforcement bi prof bi foofu li muy def ak ñun dunduroo par exemple classe bi prof moom day obligé nekk même niveau que prof bi nekk classe dafay
toog du mënul obligé que la prof yi defagul lii classe moom da ko mënu koo def il faut que mu nekk même rythme que prof bi nekk classe léegi de ce fait yow li nga jàngoon da ngay obligé di ko jàngat léegi mais ba pare parfois di nga mën nga dem YouTube nga xool ay site internet pour prof expliquer la foofu beneen prof foofu na mais prof boobu peut-être niveau bi ak niveau prof bi nga xam classe du bokk parce que prof bi au moins xam ne élèves yi mën ak élèves yi mënul. élèves yi li nga xam ni gannaaw ñetti weer ñu daal di tijji école du benn yoon bi ñu amal devoir wala composition tax ba ñoom ñi le sax ñuy woo jàngalekat yi ak état bu Sénégal ñu daal rek wut ay solution ca boobu les problèmes ngir rek ñu mën a delluwaat ci classe yi. mbokk yi nag ñu daal di àddu ca la nga xam ne moo yitteel askan bi tubaab di ko wax société wax naa ko ci boppu xibaar yi Thiès de am na centre régional bu géatrie centre boobu xam ne dañ koo jagleel ñi nga xam ne ñoom ñooy mag yi ndax seen nekkin jéggi na dayo lool ba tax na nag ñu xalaat ne wares nañu jëmmal centre rek ngir ñoom ñu den fay daal di taxawu ka nga xam ne nag moo tax ba centre boobee ñoŋ mooy maire sortant di Talla Sylla ginnaaw bu mu toogee woon ci jal bi waaye nag waa Sonatel ñoo ko jàppale ca la nga xam ne moom mooy jëmmal centre boobee ay kilifa administration préfet sous-préfet arrondissement bu Thiès Sud teewoon fa ak ay ñi nga xam ne ñuy yëngu ci wàllu politique ak ay kilifa diine centre boobee nag ñu ngi ko tuddee góor gi Souleymane Kanté mi nga xam ne moom mooy chef de quartier bu Diamaguène ki nga xam ne nag mooy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye toogaloon ministre de la santé et de l'action sociale moom jël na kàddu rafetlu nag jëf ji ñu teewlu ko. monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr dafa wax ma di ko toogal ci fondation bi. dama bëggoon rek wax tey ne li ngeen gis nii mooy li ngeen gis les fondations Sonatel day liggéey lu ëpp lii. c'est sûr. presque mun naa wax ne weer lu nekk mu dajale ñu. wax nañ fi ay ambulance wax nañ fi ay structure bii ñu ngi koy gis. mais li ñu joxe ci bourse. ministère de la santé état dina joxe ay bourse ba pare mais fépp foo xamante ne tey manqué na madame Sidibé dafay ñëw waxtaan seeg ñoom mu bëggoon feeñal rek ne loolu aussi dañ ciy remercier partenaire bu mel ni fondation Sonatel parce que booy jàpp ni tamit da ngay xam ni que dañ la bëgg loolu tam lu am solo la bëggoon naa ko jàllale di gërëm également population Thiès bi yëpp te wax ne tamit Thiès say administration mun naa ne fii laa njëkk a jaar kon nag jig ngeen ma maa ngi leen di gërëm leen di sant. mbokk yi nag ñu daal di xuus ci li nga xam ne moo yitteel wàllu biir réew mi di Sénégal actualité nationale ki nga xam ne nag moom mooy Barthélémy Diaz démb ci alxames gi lañ ko doon tabb rek installé ko fa nga xam ne nag moom mooy mairie bu Ndakaaru di maire bu mag ba moom de wax na ne dina def kéemtalaay kàttanam daal ba jàppalante ak ñi nga xam ne mooy état du ko jéem a du muy mukk ndax ngir fexe daal ba jëmal la nga xam ne mooy liggéeyu mbir Ndakaaru kanam la gën a fës ci xibaar yi teel biir réew mi Mame Biram Cissé Gueye. ñu tàmbalee xibaaru biir réew mi ak ambassadeur Ankara fii ci Sénégal di wuyoo ci turu Ahmed Kavas mu ngi fësal ci ab bataaxal ne bëgg naa dalal 2 junniy étudiant foofu ci réew bu Turquie te bu sañoon loolu demuy am sa at bu ne di fàttali ne 2021 bii ñu weesu réewum Turquie may na 800 visa ñii di étudiants yu Sénégal te moom ambassadeur bu Turquie bi nee na bu sañoon lim boobu dina weesu 2022 bile. ñu wax ci leneen réewum Japon ak bu Sénégal amal nañu ab lëkkaloo jëmale ko ci mbirum wér-gu-yaram ñu tuddee ko ab comité de pilotage boobu mbir nag dina tax Sénégal gën a am xarañte jëm ci wér-gu-yaram askan wi kii di Alassane Meng teewal fa ministère de la santé ak action sociale moo ñu ko doon xamal la. ñu jeexalee ko ak Barthélémy Diaz mi nga xam ne moom la ñu tabb ca bopp mairie bu Dakar Plateau daal dina koy installé démb jilee moom nag mu ngi fësal ci ab bataaxal ne fas yéene naa liggéeyal ak nguur gi ngir ñu mën a jëmal démocratie ca kanam ak liggéey mairie bu Ndakaaru ba ku nekk mën caa gis boppam loolu nag du samay kàddu ay kàddu Barthélémy Diaz la lii moo gënoon a fës ci xibaaru biir réew mi di leen dox daje ci yeneeni waxtu. daal di dem nag foofee ca bitim réew seen télévision régionale Prestige bàyyi xel lool xibaar ya nga xam ne ñoo amee ca yeneen réew ya te de ci bésub arjuma ji soxna Ramatoulaye Cissé xamle ne Algérie daal nanguwaat na avion ko armée française ñu daal di wéy di naaw ci seen territoire boobee
mbokk yi loolu moo gën a fës ca la yitteel wàllu bitim réew Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaaru bitim réew yi ak 40 chefs d'état gouvernement wu africain ak it 27 dirigeants wu européens yi nga xamante ne ñoo dagaloo woon foofee ca Bruxelles ci 6e sommet UE-UA bi nga xamante ne moo ngi tàmbali woon démb ci alxames gi mu nekk nag benn sommet boo xamante ne dafay gën a rataxal diggante Afrique ak Europe. ci sommet boobee nag dirigeants yi dinañ daal di dagaloo ci benn table ronde ngir waxtaan ci mbir yi nga xamante ne ñoo soxal ay projet yu bari partenaires yi nag daal dinañ tënk seeni ligne directrice. woy ba tey ci xibaari bitim réew yi ak réewum Algérie ginnaaw conflit yu amoon ci diggante moom ak réew mu France nga xamante ne sax dañoo aaye woon avion français yi daal di daw ci foofee ci réewum Algérie démb ci alxames gi benn avion militaire bu français daal dina woon naaw foofee ci territoire Algérie mu nekk nag avion bu njëkk bu jaar foofee depuis mois d'octobre avion militaire français yi nag dañ leen tere woon foofee ci réewum Algérie ginnaaw xeexoo yu doxoon ci diggante réewum Algérie ak France ba sax ñu diffusé woon ay kàddu yu ñaaw yoo xamante ne Emmanuel Macron daal dina woon na ko yëkkati ci mbir moomee. ñu jeexale xibaaru bitim réew yi ak juróom benn pays Afrique yi nga xamante ne dañ leen a tànn ngir ñuy mën a defal seen vaccin bopp réew yi ñu ci tànn nag bokk na ci réewum Afrique du Sud Égypte Kenya Nigéria Sénégal ak it réewum Tunisie ñoom ñee nag la Organisation mondiale de la santé tànn ngir ñuy mën a defal seeni vaccin bopp ngir xeex li nga xamante ne mooy Covid-19 waaye tamit xeex tamit yeneen feebar yi nga xamante ne sonal nañ lool réewum Afrique yi mbokk yi tey lii lañ leen jàppaloon ci seeni xibaar bitim réew. jeexalee xibaar yi nag ca la nga xam ne moo yitteel wàllub tàggat yaram la ca gën a fës mooy inauguration bi ñuy fas yéene am stade du Sénégal waaye nag équipe olympique bu Marseille ca la nga xam ne mooy Ligue Europa daal di def jéego daal di am seen ticket pour 8e de finale ginnaaw bu ñu gagné équipe bi nga xam ne Azerbaïdjan la nekk di Karabakh Pape Gueye ak Ahmadou Bamba Dieng fës lool ca ndamub Marseille. loolu moo gën a fës ca la nga xam ne moo yitteel wàllu tàggat yaram Fatou Fall Gueye. ñu dooree xibaaru tàggat yaram ak inauguration wu stade bu Sénégal ñaari at gannaaw ba ñu dooree liggéeyum stade bu Diamniadio bi foofee sax la gaynde yu Sénégal war a jouer seen match éliminatoire coupe du monde 2022 bi ñu war cee jogante ak Pharaon bu Égypte. stade boobee nag ña ko doon liggéey nekk ab société turque ba sax dinañ ko inauguré ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru février bi ñu nekk atum 2022 ki ko jiite nag di njiitu réew mi Macky Sall waaye itam dinañ fa xaar njiitu réew bu Turquie ñu gën koo xam ci Recep Tayyip Erdogan ma war a yegsi ci Dakar ci altine ji. loolee nag ki ñu ko xamal moo di ambassadeur bu Turquie te nekk ca Dakar di Ahmed Kavas. ñu teg ci résultat wu 16e de finale yi aller bu Ligue Europa Barcelone daal dina nul ak Naples benn bal ci benn Borussia Dortmund daal dinañ koy dóor ñeenti bal ci ñaar ka ko gagné di Glasgow Rangers kii di Betis moo gagné 3-2 Zenit Saint Pétersbourg. Sheriff Tiraspol gagné ñaari bal ci dara Braga. ñu jeexalee ak Ligue Europa bi ba léegi équipe bii di Olympique de Marseille daal dina rëcc ci match bu doxoon seen diggante ak équipe bu Azerbaïdjan bii di Karabakh ba tax seen ndam boobee daal di leen di tijjil buntu bu 8e de finale. match boobee nag mu nga amee woon ci stade de Vélodrome bu Marseille seen entraîneur bi di Giorgio Sampaoli daal dina rafetlu ndam boobee ña ca gën a fës nag di ñaari doomu Sénégal yi di Pape Alassane Gueye ak Cheikh Ahmadou Bamba Dieng loolee moo nekkoon seen xibaaru tàggat yaram. gàcce ngalama Fatou Fall Gueye ca xibaar ya nga xam ne moo yitteel wàllu tàggat yaram mbokk yi foofee yitt la xibaar yi buree ci seen télévision régionale du prestige xibaar yi ci bésub alxames gi ak juma ji ngeen bari lool bés bu yàlla sàkk ngeen ñu bàyyee xel ci biir réew mi ay ci bitim réew loolee nag fi jur mbégte bu am solo ci mboolem seen katu liggéeykatu prestige TV mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm.